man la présidente Khalis Diagne président commission environnement bu mouvement am dem bu Cheikh Issa Sall. tey dañu ñëw fii ci quai de pêche bi ànd ceeg waa GIE booloo Dekkal Géej lañu àndal tey ci liggéey bi ndax ku ne fàttewul ne président Cheikh Issa moo ne woon lu doomu Mbour nekk ci lu baax boo gisee gis ko ci. moo tax tey mareyeurs yi ak GIE bi ñu dajaloowee wax ñu activité bi dañ ci ñëw ànd ceeg ñoom indi suñu doole muy matériel muy finance lépp ñu ànd ci ak ñoom liggéey ko ba tey ku ñëw ci quai de pêche bi xam ne def nañ ci liggéey bu mucc ay ayib nekk ci waar bi nga xamante ne moom lañ Cheikh Issa sant muy don le soi dimbali suñu bopp ndax def quai de pêche bu ñu fi ñëwee tey dimbali wuñ ko dul askan bi te askan bi mooy ñun kon nag loolu moo ñu fi indi woon tey. waa mbalit mi li tax muy stagné wu parce que dañoo amul lu dépotoir d'ordure ndax buñ ko doon am di ko jël tous les jours du fi dajaloo jigéen ñi ak góor ñi bëgg nañu defar mais buñ ko defee xamuñu nu ñuy def mbalit mi moo tax tey bi ñuy ñëw xamoon nañ liñ fiy fekk indi nañu oto boo xamante ne 40 tonnes la loo ko jox mu broyé ko mën nañ fee nekk tey ba suba di nettoyer te oto bi mënul fees loolu nag ñu ànd ceeg SAPCO di suñu doole fu ma jóg ci activité rek ñu jox ma li nga xamante ne soxla naa ko ci oto moom laa fi ñëw tey kon jigéen ñi amuñu pexe parce que amuñu fu ñuy def seen mbalit moo tax di ñëw de temps en temps di leen ci dimbali évacuer leen le maximum daf leen di arrange parce que seen dëkkuwaay bi seen nekkuwaay bi nga xamante ne mënuñu fee bañ a ñëw fi la ñuy daan seen doole chaque jour ñu ngi fi te dañuy obligé di nekk ci ordure yi nekk ci mbalit bi gënalu leen mais dañu amul pexe waa activité mel nii duñu ci jóg parce que lii mooy li nga xamante ne mooy dimbali askan bi te askan bi rek moo ñu ñor fu ñu nekk rek war nañu fekk leen fa si li ñu leen mënal ci ndimbal ñu def ko te lii boo ni ñu def tey buñ ko di répéter tout le temps di ñëw di leen dimbali ci ordure bi ni mu daan mel dina wàññeeku bu baax a baax ñu ngi ci ànd ak ñoom duñu leen bàyyi dinañ leen accompagner saa yu nga xamante ne nécessité bi taxaw na rek pour ñu ñëw ànd ak ñoom dina ñëw ànd ak ñoom ak moyens yi mu laaj ñëw liggéey bi dëgg la am dem gépp ñëw na di président ba ci suuf ak jeunesse bi particulièrement ku ne xam na ne liggéey doole la te doole jeunesse la ñëw nañu ànd ak président Moustapha Ndiaye ne ci ginnaawam président Cheikh Issa ak tous les vice présidents ak tous les membres de am dem ñëw nañu sumbeeku ànd ak ñun ci liggéey bi di wane ne am dem amul ndombay tànk amul dara bu ñu sumbee liggéey ñun ñëpp ñoo ci yem on est des citoyens mbuurwaay yoo xamante ne ñun ñoo engagé yoo gëm li ñuy def dañuy wàcc liggéey bi def ko ci fulla ak fayda tey looloo ñu fi indi tey loolu xanaa dañ koy répété waat booy na suñuy nopp ak suñuy gémmiñ Cheikh Issa c'est le choix de Mbour moo nekk ci soxla askan yi 5 ans ba léegi bàyyiwul te ku la jox ndékki bu la diggee añ reer mën ngaa tàllal say tànk te xam ne mu ngi ñëw ñu ngi ñaan yàlla may ñu fekke ak jàmm yàggatul le 23 janvier 2022 yàlla na ñëpp fekke ñu jël président Cheikh Issa mooy yaakaaru Mbour mooy la solution de Mbour teg ko ci mairie bi suñu aju faju lii rek lañ moo tax di sonn boobaak léegi. waaye jëmm ji di Cheikh Issa bërki démb dama leen a wax ni leen Cheikh Issa mbu mi dafa saf mbeex mbubam dafa saf mbeex Adama Sall confirmé na ko léegi ci bureau bi parce que da doon jàngi di dem géej kon géej gi nit mënu fekk loo xam ne ump na Cheikh Issa mu wëññee ko waat nag bëggal boppam secteur de la pêche muy mareyeur muy pêcheur transformatrice ba ci micro mareyeur yi nekk ci biir Québec yëpp amul kenn koo xam ne nga ci am benn soxla te Cheikh Issa taxawu ci kon Cheikh Issa dama leen wax ni leen Cheikh Issa néewul dama bëgg Mbour de ñun ñoo ko ne kaay jox la Mbour loolu moom il faut mu leer noonu noo ko soxla pour jox ko Mbour parce que ku ne xam na ni bu fekkee ni moom kese la ak ay bokkam yàlla dimbali na ko am na tey fu ñu ko teg mën na faa régler ay problème ak problème mbokkam mais bëgg a dimbali waa Mbour bëgg a jàppali waa Mbour moo tax ñu xëcc ko indi ko Mbour ni ko da ngay dimbali ñu jox la Mbour tey Cheikh Issa la sa xel dal waxal naa ko le président Macky Sall te dinaa ko waxaat fii ñun secteur de la pêche kuñ jàmm da ngay daal secteur de la pêche kuñ jàmm nga daan te jàmm nañ la da ngay daal loolu moom il faut mu leer parce que tey pêche secteur de la pêche fu mel ni dëkk bu mel ni Mbour pêche mooy première économie bi fi gën a am doole tey sama mbokki jigéen ñaa ngi nii tey macha allah di ay jàmbaar 4 heures boo ñëwee bi ci tefes bu na leen fekk ba 10 heures dugg ñu ci tefes ñoom jigéen ñi te nag jigéen ñi attention jigéen ñi ñooy yaay yi te jigéen ñi tey kuñ bëgg a jàppale da ngay am ndam Serigne Mansour sama Serigne waxal na ko ne jigéen mooy kirij mais xam naa ne jigéen ñi li ma dégg ñoo koy Cheikh Issa sama xel dal na ndax jigéen ñi ku ñu jàppale incha allah da ngay am ndam ndax tey lu mel ni sëy Dekkal Géej gi xalaat bi ñu am nii le président Macky Sall 2019 bi ñu ko falee ci réew mi dafa taxaw mu ni bëggatumaa gis benn mbalit ci mbedd waaw ma ne ku bañ a gis mbalit ci mbedd mais quai de pêche bi nga xam ni jën nga xam ne xalifa général ci lay añ ministre bi ci lay añ directeur bi ci lay añ suñu yaay ci lay añ suñu papa di ci añ
foofu boo nee dama koy bale ba mu set kooku ñun ñëpp ñoo ci war a ànd jàppale ci sëy bi pour bale ko ba mu set ndax ku ne xam na ni nit set mooy maye wér-gi-yaram Cheikh Issa temps yëpp dañu fi def benn setal mu woo ma ni ma Thierno mbale bi port bi suñ ko balee ba mu set caw leen ay poubelle du am solo parce que soo balee fii ba mu set kii defar musuwaaram amul fu mu ko dugal da koy sànni jam Cheikh Issa jox ñu 70 poubelle mi ngi ak président Adama Sall mi pour ñu installé ko ci kee bi pour que kenn di jël mbale di ko sànni kon Cheikh Issa ku ne xam na ni kee bi jamono yi passé lakk gi fi amal gis nañ lakk bu mat bi fi amal mais bureau Adama Sall ñoom tey boo fi duggee gis na ni ñu ko liggéeyaate ca grâce ak Cheikh Issa moo jël ay moyam ñoo defaraat kee bi te xaaru ci kenn kon Cheikh Issa loolu ñu ngi ciy félicité bu baax dina ci gërëm dina ci sant. di nuyu ki xam ne nii tey mbuur yëpp a ko gërëm. muy kan Cheikh Issa. Cheikh Issa li ma tax a neex ci moom mooy benn jëw la am jëw bi mu am mooy alal du ko boole kenn. jëw bi mu am mooy nit ku baax nga nit ku baax la jëwul bi mu am mooy lépp boo xam ne problème boo am dana ko bokk yow kon Cheikh Issa ñu ngi lay gërëm di la sant di la félicité. CAP nag bu ngeen ko xamul muy collectif de acteurs de la presse loolu la Aline Thiam jiite. parce que Aline Thiam di wax ne li ma bëgg ci CAP mooy du diffuser ñëw ma fi pour tas kuréel ñëw ma fi tam pour ngeen diffuser seen biir dama ñëw pour ngeen booloo. bokk nañ bokk bàyyi képp ku ci am soxla ñu taxaw képp ku ci feebar ñu taxaw képp ku ci am lu yàqu ñu dimbali la loolu la ma président Aliou Thiam wax te loolu laa koy digal ndax man maay magam du conseiller te li ma koy digal mi ngi ci. kon nag ngeen xam ne ñun mareyeurs yi ñun pêcheurs yi lu ñu war mooy ñu bokk ndey ñu bokk baay ñu joxante loxo xool lan lañ war a def ba secteur bi suqaliku asalaamaaleykum waa quai de pêche bi maa ngi leen di nuyu bu baax di jiital si nuyoo bi sunu mag le président Adama Sall bi nga xam ne moo ñu dalal tey jii fii si quai de pêche bi di ko nuyu bu baax di kontaan si témoignage yi ñu dégg acteur de la pêche bi yëpp ñu bokkal quai bi def ci moom di nuyu bu baax nag sunu gan yu tedd yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo ànd ak waa GIE booloo dekkal géej gi tey jii si liggéey bu rafet bi ñu def général Dibi Ndiaye ñu lay ziar bu baax di kontaan bu baax ci sa taxawaay honorable Thierno Mbeng ñu ngi kontaan bu baax ci sa taxawaay ak ci sa njàppale ci lépp loo xam ne dafa jëm ci napp gi ñaari moor yi muy Mor Fall ak Mor Sall ñoom tamit ñu ngi leen di ziar bu baax ci seen taxawaay di kontaan bu baax Moussa Yekini ak Pam Morlo ak ñeneen ñi àndal yëpp ak soxna si nga xam ne Rama Baar bi nga xam ne moom moo nekk Yaraax te xam naa ne war na xam bu baax sama yaay Nogoy Mbaj mi nga xam ne moom tamit si quai de pêche bi foofu la doon liggéeyee donc maa ngi koy nuyu bu baax di ko yóbbante nuyoo si sama yaay yu brave yu am fulla ak fayda yu liggéeykat yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk Yaraax di liggéey bu si wàllu pêche bi. di nuyu bu baax nag Aliou Thiam bu GAPS di ko féliciter si li mu def bu président Macky Sall créé la grande coalition de la majorité présidentielle dajale fi képp koo xam ne liggéey dëkk bi moo la tax a jóg moom mu créé coalition des acteurs de la pêche dajale képp koo xam ne liggéey pêche bi moo la tax a jóg kon dafa mel ni président Macky Sall yoon bi mu tracé acteurs de la pêche bi ñu ngi ciy tegu kon Aliou Thiam ñu ngi koy féliciter bu baax di nga wane cercle boobu mu créé lu mu gën a yaatu rek gën a baax parce que mbooloo moom mooy doole. moom kat dafa mel ni mburoog soow bi président Macky Sall def moom def na si Gloria loolu nag fekk mburoog soow def si Gloria dafa gën fuuf fekk mburoog soow di fa jéem a def suuf kon Aliou Thiam ak président Macky Sall daa mel ni ñoo bokk fi ñuy xool yal na leen fa yàlla yóbbu mooy Sénégal jëm ci kanam ñu ànd ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom laa fi lim léegi. Pape Touré maa ngi lay ziar bu baax di la féliciter
yow ak ñi nga àndal yëpp ci GIE bi di nuyu nag sunu jigéen ñeeg sunu yaay yeeg sunu papa yeeg sunu mag ñeeg sunu rakk yi nga xam ne ñoo leen fekk fii yëpp fii buñ fi ñëwee ñëwuñu fi comme autorité sànq ba tey kenn mbeng mu ma koy wax sànq ba tey général mu ma koy wax fii dañ fay ñëw ndax mag ndax rak ndax doom ndax jarbaat dañ fay ñëw également parce que fii loolu rek lañ xam sunu deuxième métier mool la ba fay ñuy dugg ENAM ñu ngi dem géej kon lépp lu xam ne mu ngi yëngatu ci géej gi daf ñuy impacté directement moo tax toujours ñuy ñaan yàlla géej gi am jën ñuy ñaan yàlla géej gi jar ñuy ñaan yàlla mareyeurs yi am xaalis bu mën a jëndee jën yi ak oto yu mën a yóbboo jën yi ak ay usines yu mën a transformé jën yi nga xam ne moom lañu jël lépp loolu am si lu baax rek daf ñuy impacté positivement pêche bi nag mooy premier secteur économique bu Sénégal président Macky Sall si plan Sénégal émergent dafa jox pêche bi place bu mu dagul kenn dafa jël acteur pêche bi mu jox leen place bu mu joxul kenn parce que acteur boo xam ne dafay employé directement plus de 800 000 personnes indirectement presque 33 millions de personnes di nourrir 15 millions wala 16 millions de Sénégalais yi nekk ci dëkk bi yëpp secteur boobu ku ko joxul importance mooy xamuloo li nga ko def te président Macky Sall da koo jox place bi mu nekk da koo jox importance bi mu yellool moo tax ñoom Jibi Ndiaye comme Thierno même ku la si wax dina la président Macky Sall muy DER muy FONSIS muy FONSIS bu ci nekk jël dafa wàll bu yaatu teg ko seeni loxo pour ñu jàppale mareyeurs yi pour ñu jàppale acteur de la pêche kon loolu nag dañ ko war a bàyyi xel bu baax ñun ñëpp ñu mbooloo mi président Macky Sall oote sur le plan politique Aline Thiam woote ko sur le plan des acteurs yéen ñëpp ngeen ànd si mbooloo mooy doole nañu yàlla teg si mbooloo moomu yàlla dimbali ñu jàmm sax fi nawet baa ngi ñëw yàlla bu mu am sàmbaraax buy yàq benn gaal yàlla bu mu sàmbaraax buy këpp benn gaal yàlla na jën wi bëri jën wi jar ñëpp am si liñ si war a am Sénégal jëm si kanam jàmm ak sutura yàgg fi ñu ngi jëm na si combat bu am solo muy combat pour la conquête de la mairie ak collectivité locale yëpp fii si Mbour ak fépp si Sénégal yàlla na coalition de la grande majorité présidentielle gagné mairie yëpp ñu jël lépp teg si loxo président Macky Sall mu développé Sénégal ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant